sincérité ak maandu ci wàllu gu ne moom nga ma xamal dignité gu ànd ak dal jamono ju ne lañ ma sa doxal te di ko jëfe mbokk yi am mbégte dellu si waat tey si rajo Banlieue FM 98.1 ñu am mbégte tey jii si grande table di dalal madame Khoudia Mbaye madame Khoudia Mbaye di géographe di enseignant de formation ou enseignante ancienne secrétaire générale adjoint bu Ligue démocratique ñu koy woowee LD nekk ancien ministre ou ancienne ministre nekk aussi tey jii fi ñuy wax ak yow PCA Banque de l'Habitat. c'est ça daanaka li ma wax noonu la wala dégg. noonu la jiwma ko. kon nag madame la maire ñoo ngi lay dalal. jërëjëf. madame la maire li ñuy tàmbali mooy ana waa Gandon. waaye goon nag ña nga fa di leen nuyu balaa ñuy egg ci loolu man ma nuyu la nuyu waa rajo bi yëpp di bég ci ni ngeen koy dàkkantale muy Golbert Média mu mel naka yéen a ngi dundal cosaan di wéy di jëfe ak di xalaat ku nga xam ne man dama ko doon tooñ naan ko tuuru Ndar mu am taxawaay ci dëkk bi te yàlla nag di fay taxawaay fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee bu ma leen nuyoo ma nuyu waa Gandon ñoom lay jiital nag nuyu leen ñoom ña fa dëkkee ñëpp ba pare nuyu waa Ndar ndax fii lañ koy waxe tey ci biir commune Ndar di nuyu waa département Saint-Louis waa région Saint-Louis waa Sénégal yëpp di kontaan ci woo bi ngeen ma fi woo ñu fas yéene waxtaan yàlla mu nekk njëriñu askan wi. jërëjëf madame la maire bay sa weewu tànk nuyu nga waa Gandon bu ma ko doon làkk si tubaab dama naan Gandon va bien wala va mal. Ben je pense que Gandon va bien mais yaa ngi wax français de français lay wax. wala moo tax ma laaj ko si tubaab. waaw xam nga ndax waa Gandon ñu ngi ci jàmm. voilà. defe naa ne ñu ngi ci jàmm. ci fi ma taxaw di wax ak yow ci sama gis-gis man ñu ngi ci jàmm te loolu lañ may wax saa ma dajeeg ñoom mais dafa doon gën a baax xëy na ngeen jël seen micro dugg ci ñoom laaj leen mais dama jàpp ne fa ma leen fekkoon ak fa ma leen indi dara mënu ci nekk lu dul ñu ngi ci jàmm. maanaam la ñu doxal yépp bi ñu fi toogee ak léegi ay ngëneel rek laa gis ni mi ngi ci ñu def ca suñ kent lay kattan boobaa léegi am ci benn taxawaay ndax nag taxawaay moo am solo comme ni ma ko doon waxee léegi la ca des nekk lu nga xam ne askan wi la ñuy yittewoo kenn mënu ko joxe benn fan mënoo ci def itam mu sotti benn yoon ndax suñ borom mi nga xam ne mën na ko defu ko bu ko defee ñun ñu ko mënul xanaa di ci jéem rek dañuy jéem suñu kemt lay kàttan jële ko fenn yóbbu ko fu gën bu yàlla dogalee ñuy yem fenn tamit keneen ñëw jël ko di ko yokk rek parce que du doy. léegi boo ma doon porteleel Gandon defal ma ko nataal. Gandon fan la tàmbalee fan la yem ñaata doomu aadama ñoo nekk si biir Gandon di fa dund te lan moo gën a nekk seen soxla ak seen yitte si lan la ñuy liggéey ban koom-koom. waaw Gandon dafa nekk benn commune bu nga xam ne communauté rurale la woon. commune rurale la woon ba 2013 bi Macky Sall président. maa ngi koy nuyu waruma ko sax sàllalu président Macky Sall bi mu defalee loi bu bees ñu tuddee ko code des collectivités locales à l'époque territoriales ensuite wax ne léegi commune rurale ak commune amatul nañ lépp bokk nekk commune parce que bëgg na
la nga xam ne dañ ko dëxañoon ci biir communauté rurale mu xaw mel na benn xeebeel wala benn waro nañ ko dindi ñëpp ñoo tolloo tudde ko commune d'égale dignité communalisation universelle loolu la code des collectivités territoriales bu 2013 28 décembre 2013 indi donc boobaak léegi nag ñu nekk commune alors commune boobu dafa ëmb juróom fukki dëkk ak juróom benn 56 villages am itam ay dëkkaan yu ndaw yu ci sofu ba mu xaw a nekk également juróom fukki dëkkaan boo demoon tey Njabeen Tube wolof dangay gis ca wet ga lu ñu naan Njabeen Tube pël mu am sax ci diggante boobu ak tali bi jëm si Gàndon lu ñu naan Njabeen Njalba wala Njabeen Wadabe maanaam donc dégg nga Njabeen Tube wolof mu nekk dëkk bu mag waaye mu am yeneen dëkk yu ko wër te ñu tudde leen amu loolu boo ko boolee dafa xaw nekk une centaine téeméer di dëkk mu am àll bu yaatu nag bu nekk ci diggante dëkk yi boo faree côté jëm ca dex ga dafa nekk tàkk ay dëkk yu nga xam ne tàkk la tudd am na dex bu jaar Sànnaar jëm Lamsaar ñu di ko tuddee yenn saa yi Gorom yenn saa yi Lamsaar mu am benn yeneen dex nag yu wàlle fi ñu naan Ngalam jël booru Njalaxaar mu am jës am xant nangam foofu toote tàkk la waaye boo demee côté raw jëm ci mel ni kuy dem Gànjool di dem géej dangay gis àll bu nga xam ne ay tund rek la tund yu kawe ñu di ko woow sax tund pànki mu am dëkk yu bari yu fa nekk mat nañu fukk ak ñeent baa ñu ëpp ko foofa noonu boo boolee yépp daal dafa nekk ñeent fukki junne ak ñaari hectares parce que xëy na bu ma nee kilomètre carré du wax nit ñi dara waaye boo leen waxee hectare en général dina leen wax dara ñeent fukk ak ñaari junni hectares moom mooy commune Gàndon mu rëy ba nga xam ne ñun buñ ciy liggéey dañ koy def ñetti pàcc bii nekk zone raw mooy fi ma doon wax léegi waaye loolu dem na ba Njalaxaar leneen di nekk zone Njëwdu mën na commencé Njalaxaar wala bu mengeen ci gannaaw rek jëm ba Njaalam ëmb Lamsaar ak Mbaxana leneen li ak Mbarigo leneen di nekk Tube mooy juróom-ñaari penc yi nga xam ne moo gën a jóge Ndar commencé Ngalel jëm Njaxeer maanaam donc lu rëy la mu am léegi ñeent fukki junne ak juróom-ñetti doomu aadama yu fi dëkk presque juróom fukki junne doomu aadama mu mel naka loolu am na solo ñett a dëkke nag di ay wolof en général ñoo ci ëpp ñuy liggéey ci mbayum noor wala mbayum nawet léegi sax mbayum nawet bi dafa xaw a dellu gannaaw mbayum noor moo gën a bëri am fa ay pël évidemment pël dafay sàmm am fa tamit ay naar pël yi di sàmm naar yi tamit nekk ca càmm ga ci tool yi ak ci napp gi maanaam yooyu yëpp am na commune Gàndon waaye tey jii daal boo dee wax di ko gën a màndargaal rek dangay jàpp mbay mi ñëpp di bay mbay mi nag am ñu nga xam ne dañoo dëkk ci gox bi tàmm di bay sama mbokk yi dëkk Sànnaar par exemple nekk ci tool yi di bay ceeb di bay lujum ak leneen mu am nag ay ñu yor seen koppar dikk ci Sénégal ni dañoo bëgg jàpp ci liggéey bi jàppale gouvernement ommat leen ba indi leen commune Gàndon teg leen fi boole leen ak ñi fi nekk ñu nekk ay entreprise di def ci agro business mu am ay doomu tubaab am ay doomu dëkk bi agro business boobu nag di jël nit ñi di leen liggéeyloo ci seeni tool yi ay tool la ñuy def moo xam toolu lujum la moo gën a bari mais am na ñuy def toolu ceeb mais toolu lujum yi moo gën a bari ci lu nga xam ne buñ ko bayee ba pare nag dañ koy yóbbu bitim réew mu tudd exportation ci loolu la ñuy liggéey parce que yenn entreprise yi fi nekk ñaar ci ñett yi gën a mag ci Sénégal muy GDS Grand Domaine du Sénégal moom seen capital dañu Njëwdu ak SCL Société de culture légumière ñoom dañoo nekk ci diggante
Gandon ak Jama donc seen capitale ñoom mi ngi Jama mu am beneen troisième boobu mu nga côté Niit dans le Ross Béthio mooy ñetti entreprise yi nga xam ne ñoo gën a rëy ci entreprise yi yóbbu bitim réew li ñuy bay parce que entreprise France d'exportation lañ leen di woon bu ñu bayee xaaj seen la ñu am téeméeri xaaj juróom-ñett fukk bi ñoom dañ ko war a exporter li ci des la ñuy bàyyi ci marché bi yooyu ñaar yooyu fii la ñu nekk commune Gandon bon commune Gandon am na tamit université muy centre xam-xam université Gaston Berger muy centre xam-xam bu nga xam ne évidemment njàng mi lu ci bare ci gën a xarañ ci jamono fa la am ñuy demante ak ñoom di fekkante ak ñoom ñu ngi ci commune Gandon am na donc yooyu wax naa la yi gën a mag mais am na yeneen ay exotica ci biir am na yeneen i entreprise yi nga xam ne ñu ngi bay ci biir di employé ay jigéen ak ay góor di ay jeunes surtout di dugal nag koom bu bare ci commune bi ay centaines de millions ñu koy fay ko masse salariale bu nga xam ne dafay jëriñ ni ci commune bi. gis na ni wax nga léegi ni ñaari entreprise yu mag ñoo ngi ci commune Gandon wax nga université bi dafa mel ne Gandon ëmb na lu rëy sax ci wàllu économie kon chômage wala mbokk xale yoo xam ni defuñu dara daanaka ñàkk na fa xale yaa ngi liggéey. xale yaa ngi liggéey waaye nag boo demee ci sama mbokk yi dëkk Gandon par exemple mbokk yi dëkk Toubé daf ci bare ay chauffeur bare ci ay maçon loola dañ ci daan jàng métier ndax booba yii ma wax léegi amagul dem Mauritanie wuti liggéey moo amoon loolu tax na sax may saluer mémoire Golbert parce que jaar na fa ndeysaan booba yooyu moo fa xewoon ba nga xam ne métier yooyu dafa bari te liggéey yu demee noonu taxatu ko bari ah donc am na ci ñu nga xam ne dafa laaj ñu soppi seen ay métier effectivement am na ñu ñibbisi di jéem ci tool yi donc am na itam ñu nga xam ne liggéey boobu noonu gënalu leen bu ñu sañoon dañuy amal seen bopp ñun léegi ñii ñëw di wut si fii suuf dañoo bari mais ku ñëw nañ dañu lay wax ne ñun amuñu suuf bu ñuy joxe suuf bi li fi nekk mi ngi ci population yi il faut ngeen di waxtaan ak population yi. daanu ñëw si suuf si waaw mais dafa am importance parce que loolu la ñuy liggéey matière boobu ñuy liggéey nag ñun dañuy wax ku ñuy négocier di waxtaan ak yow dañu lay wax ni na nga fàggul xale yi bërëb bu nga xam ne bu ñu ko amee yéen a leen di jàppale. ñu bay ko après ñoom ñu liggéey fa comme ça xale yi mën a am seen koomu bopp. wala te it ma jàpp ni li tax ñuy war a gën a mën a liggéey. mooy ñu war a gën a mën a am formation njàngu métier bi ñu am ci formation bu baax donc xale yaa ngi liggéey naam boo duggee ci entreprise yi da ngay gis ne xale yaa nga fa jigéen ñaa nga fa boo demee tey anecdote bu ndaw rek suñu gox yooyu xawatoo fa mën am jànq maanaam jànq yi ñuy liggéey ci kër yi xawatoo ko mën am parce que koo wax mën la maa ngi liggéey GDS wala maa ngi liggéey SCL wala maa ngi liggéey ci Gaye donc Exotica donc évidemment que loolu pour man baax na am na njëriñ mais emploi yu bare yu doy moo amul fenn dañu tanente rek man jàpp naa ne Gandon nag tane na wax naa sax ni benn centre de formation ministère artisanat def na ko fa ak formation professionnelle bu nga xam ne nañu dañuy former ci élevage ak tourisme loolu man maa ko leen ko joxoon bi fa Mamadou Talla nekkee mu mel na que booy dem Gandon boo génnee à droite ci njaw sir bi noonu da nga koy gis benn terrain la woon bu njëkk ba mais fi mu situé woon amoon quelques difficultés ma génnee woon nga foofu pour jox terrain def ko ci zone yooyu ma la wax léegi 3 zones yooyu ba tax foofu ma jox ko waa ministère boobu ñu def fa benn centre bu nga xam ne doomu Sénégal yëpp lay jëriñ. pour bu ñuy jeexal si wàllu entreprise yooyu nekk si biir Gandon tey jii am na lu ñu tuddee responsabilité sociétale d'entreprise oui. est-ce que entreprise yooyu ñoo ngi dugal koppar si surtout si commune Gandon ak si gox yi tabax fa lu mel ne poste de santé tabax fa lu mel ne tali est-ce que loolu am na fa. bi may ñëw fii entreprise yooyu ma fi tudd sànq fii laa leen fekkoon. bi ma ñëwee xool gisuma lenn lu leen lënkaleeg commune Gandon. te nekk ci biir Gandon. waaw
nekk ci biir Gandon ñu jox leen fa ay centaine d'hectares gisuma dara lu leen lëkkale loolu nag man déjà jaaxaloon na ma xalaat ni loolu mënul nekk ma woo leen wax ak ñoom ñu ni ñoom joxoon nañ leen ba pare donc vraiment ñoom ñoo am seen ay suuf ma leen bu joxoon nañ leen. waaw fekk naa ñu jox leen daal jox nañ leen suuf fekk jox nañ leen suuf te ñoom seqoon nañu ak ñi fi nekkoon la ñuy joxoon nañ ko ba pare ma leen waaw waaye man damaa gisul tranche bi ci commune bi te gisuma convention ak commune bi donc man il faut que ma am convention ak yéen. donc conseil rural bi moo defoon loolu. waaw il faut que ma am convention ak yéen ñu ne ma waaw mais ñun dañuy am protocole d'accord ak dëkk yi ñu wër donc dañuy jàppale dëkk yooyu wan ma itam effectivement ay kayit yu nga xam ne day wane ni dinañ jàpp ci jàkk yi dinañ jàpp ci l'école yenn saa dinañ jàpp ci leneen man leen waaw lii yéen a ko seq ak waa village yi leen wër lii baax na bu leen ko dindi man ñëw ma pour dindi ko mais li ma leen bëgg a wax mooy seen lii nga xam ne ci biir commune Gandon la rek commune Gandon yi yamul rek ci dëkk yi wër seen entreprise yi. commune Gandon dafa am yeneen dëkk yu sore yu nga xam ne ñoom benn entreprise newu fa benn entreprise wëru leen. te dañu war a bokk ci li am ci commune bi ci koom bu ñuy tabax ay poste de santé ak ay école ak yooyu di yóbbu ndox ak di yóbbu courant daf leen di intéressé te man ci lii ngeen ma nar a jox rek laa dama bëgg ngeen defal ma appui budgétaire bu nga xam ne du leen tere def lii ngeen doon def ak seen dëkkaale yi parce que yéen a dëkk waaye daa ngeen ma jox lu nga xam ne man moom laay jox ñeneen ñi ñu daal di koy def benn appui budgétaire man leen bu ngeen def appui budgétaire boobu tamit bu ñu amee accord man soxlaw ma gis xaalis bi bu ñu signé accord bi li ngeen war a joxe yóbbu leen ko trésor ñu jox leen quittance ngeen ñëw jox ma bu duggee trésor xam nga man bu ma ko bëggee dépenser damay def ay bon d'engagement ay xawma lan wax leen ni fii laa koy dugal ñu soog koy génnee jox ma donc loolu moom léegi am na suñu diggante te ni ñu def ba améliorer sax mooy dañu ne léegi bu ñu ma waxee sax bu ñu négocier ba ma xam lan la ñuy joxe responsabilité sociétale d'entreprise bu ñu ne ma temps lañ lay jox dama naa leen kaay leen ñu waxtaan temps boobu defal leen ma lii ay classe defal leen ma lii ay fourniture defal leen ma lii piste wala appui ci population yi nangam defal leen ma lii électricité defal leen ma lii ndox ba nga xam ne noonu lañ koy defee léegi loolu moo tax par exemple ma mën a am 30 millions yu nga xam ne GDS ñoo ma ko jàppale ma dolli ci 3 rek indi sama contribution sama apport pour ñu yóbbul ma ndox mi ba ci la à partir de ci la ma yóbbu ndox mi ba fu tudd Kër Madiop Bassine ci ba mu yemee foofu te ñoom foofu la ñu mënoon yem ca lañ ma doon jox ma waxante ak beneen partenaire mooy coopération décentralisée bu ma fi fekkoon ma waxanteeg ñoom itam ñu jox ñu dara ma dolliwaat ci 15 millions la ñu jox ma 9 ma dolli ci 6 pour ndox mi mën a ma liggéey ak CO pour ñu mën ma yóbbul ndox mi ci àll boobu maanaam fu nga xam ne quand même sama cant la bu may sant suñu borom ndax indépendance 1960 ba tey ñoo ngi doon naan ñoom ci tepp-teppal dex gi ma xalaat ni vraiment loolu jaaduwul donc ñu defoon ko suñu priorité man bi may ñëw fii waxuma woon kenn dinaa la defal dara parce que man promesse bokkul ci sama politique bon ma koy sant yàlla maa ngi politique depuis 42 ans maintenant ñaari promesse laa am benn bi jeu de maillot la woon dans le Waalo dama koy répéter toujours beneen bi nag ndox la woon ci tundu Panké tund bi ma la doon wax sànq derrière raw ma yërëmoon leen vraiment benn guddi ma gis fa situation yi dramatique ma ne woon leen yéen moom bu ma faloo daa ngeen am ndox ma daal di koy def farata nag yàlla dimbali ma tamit ay ONG pour ne pas les nommer Plan Sénégal d'abord ensuite le partenariat ak GRET ak ñooñu jàppale ma ba tey ji ñu dugal fa lu mat 126 millions ci ndox malheureusement foofu ni mu bindoo dafa kawe torop ba ndox mi yombul woon waaye responsabilité sociétale d'entreprise boobu ngay wax ñu ngi ci construction de classe par exemple. mais 30 millions ngeen am ci 5 ans. non. chaque année 30 millions. non loolu sax ndox la woon rek du woon 30 millions la première année vraiment comme fekkuma ko fi woon 5 millions laa amoon. ak ñoom. waaw 5 millions tuuti na 5 millions tuuti na. ak entreprise lu muy gagné. waaw mais nee naa la ñu ngi woon ci liggéey ak population yi ci lu nga xam ne man mënuma ko sax estimer
parce que tey ñoo ngi ci jàkk yi suba ñoo nga ca tool ya ñu négocier ak ñoom ñu defal ñu par exemple ay parc culture fourragère defal leen aussi bu ñu récolter seen fourrage yi ñu jox ñu ko pour l'aliment de bétail dem ba ci 15 millions ren par exemple et évidemment dañuy ñaan yàlla mu yokk parce que à côté de ça wax naa la dañuy def ay construction de salle de classe ren par exemple dañu négocier ay la réparation des tables bancs dans les écoles parce que table bancs yi yàqu loolu problème la donc sur toute la commune réparation de table bancs bu ñu jëlee table bancs yi defar après indi ko le montage s'est fait dans les écoles à la rentrée donc xeeb nañ ko waaye comme amu fi woon ñuy négocier ndànk-ndànk rek bis bu nekk ñu sant leen lu nga xam ne mën nañu ko defal ñu diñ ko defal. waaw entreprise yooyu ñoo ngi si gox bi damay desaat tuuti si entreprise yooyu 30 millions à peu près moom laa wax léegi en tout cas ñoom am na lu leen jox lu leen jot a jox ba yéen a ngi ànd di liggéey tey jii boo doon xayma si juróomi at yi ñoom liñ la dox est-ce que nekkul ni ñoom tamit ñoo ngi xoolaat nu gën a yokkaat suuf. oui loolu sax àppul ci jox bi wala bañ a jox bi dañuy xool effectivement pour yokkaat suuf clairement mais ku bëgg yokk suuf tey na nga ko doon amee du noonu nga koy amewaat benn ensuite population yi di ci gis seen bopp mooy dafa am ay groupement yu nga xam ne population bi noonu la ñuy regroupé woo ñoom ñooy placer seen ay travailleurs ñoo cay am seen ay bénéfices et cetera da nga nee naa la léegi boo bëggee am jànq dootoo ko amati. xale yu góor yi tamit macha allah ñu ngi sant yàlla parce que ñoo nga ca yooya. leneen la ma ca dolli man mooy koo demee ci benn communauté pour am fa benn place dinañu négocier ak yow maanaam y a pas seulement appui budgétaire bi ngay joxe. mais dafa am benn lu nga xam ne dañ ko ci yokk nga liggéeyal ko. jeunes yi ak femmes yi ñu ñëw bokk am benn terrain bu nga xam ne jeunes yi dinañ fa mën a liggéey femmes yi dinañ fa mën a liggéey lu nga xam ne ñoom ñoo koy moom bokkul ak sa li ngay gagné li nga xam ne tamit négocier nañ ko actuellement bu ñu avancé ci loolu la ñuy def mise en œuvre mooy par exemple dans la pisciculture ci ñi yar jën da ngay dem ba li nga liggéey li nga produire yow yaa moom sa parcelle yow population bi yaa moom sa parcelle def ci sa production ñiy jàppale la assistance technique et tout mais sa production après ñoom ñoo koy jënd pour boole ko ci li ñuy commercialiser ma jàpp ne nag comme fekkuñu fi daray jurisprudence maanaam nga ñëw ni fekkoon naa fi lii ci laay dox mais dangay créer ak ku nga xam ne boo melee ni man sa bonne volonté nga amoon bi ngay ñëw mais loolu du sa métier. gestion communale du sa métier man géographe aménageur la loolu mooy sama métier. mais gestion communale bi nga ñëw nag jàng ci xëy na am nga feneen ay expérience management boo ñëwee da ngay dugal sa la nga jàng te mën ko mu baax nga dugal ko ci gestion bi fii. looloo tax may wax ni Gandon par exemple résultat bi gën a baax bi ñu am man du sax la ma dugal ca ndox. wala li ma dugal ci électricité wala li ma dugal ci santé du loolu laa gën a apprécier la ma gën a apprécier wala la ma gën a neex ci li ma fa liggéey mooy maanaam gouvernance bu bees ba fa nekk moo xam gouvernance la ci suuf si wala gouvernance la ci doxalin bi rek nga xam ne boo ñëwee 8 heures di nga fa fekk nit booy wàcc booy dem 5 heures di nga fa bàyyi nit ba pare dossier booy wut këyit booy wut du la fa yendal du la fa fanaanal. daan si ñëw loolu am na solo waaw pour man c'est important. tout à fait waaw ba nga xam ne man samay réussite sax compté wu ma ko ci les trucs matériels là qu'on peut dire mais l'héritage immatériel enfin li nga xam ne bàyyi nañ ko fa te mu tënku ci doxalin bu sell bu bees bu leer. pour man loolu moo gën a am solo motif de satisfaction pour yow. peut-être ak say administré daan si dellusiwaat sax si loolu. 2017 conseil municipal bi dafa régulariser woon lu toll si juróom-benn wala moom ñetti téeméer ak fukk ak benn parcelle agricole si lu ñu wax si xàll woo xam ni daanaka toll na si ñeent fukki junni ak ñaar si hectare léegi loolu nga ma wax. loolu am na en 2017 loolu amoon na wala déet. 2017 régularisé. lu toll si. 311 ñetti téeméer voilà 311 parcelles. waaw
yaa mu jox chiffre bi des parcelles agricoles non. yaa mu jox chiffre bi ma de 311 moom génnee gu ma ko. 42000 moom génnee naa ko 42000. mais 311 non. man maa wax 311 wala yow. waaw yow. waaw. am na wala amul. bu ma xamee parcelle rek ma xam ne am na effectivement ay parcelles agricoles xam nga man damaa ñëw fii fekk fi li ñu naan MCA. MCA mooy programme bu fi. gouvernement bi indi woon. muy américain yi. li ñu doon jéem a def mooy sécurisation foncière maanaam suuf bi nga nekk. di fi liggéey say maam nekkoon fi walla say baay nga nekk fi di liggéey ñu fexe ba bés rek du am kenn ñëw ni la jox ma ko. kenn ñëw ni la jox ma ko du am donc li ñu ci dugal ñun ñu eggale programme MCA boobu mais ñu continuer ko ñun suñu bopp ànd ci ak beneen programme bu bees bu fi ñëwoon tudd PEDIDAS. ñu ne dañuy fexe ba képp ku nga xam ne nee nga sama maama doon bay fii walla sama baay walla man maa fiy bay pour sàmmonte ak sa yelleef ëllëg ñu ne la ëllëg kenn du ñëw ni la jox ma ko puus la mais da ngay wut kayit bi nag boo nee fii maa ko moom bokk ci benn dëkk da ngay dem ca boroom dëkk ba ni ka fii ma moomoon day walla fii sama maam moomoon sama baay moomoon ko damaa bëgg ñu defaral ma ci kayit mu ne yéen seen kër yaatu na de mbaa yow yaa ko moom walla mbaa waxtaan ngeen ba juboo bu ngeen waxtaanee ba juboo ñu ñu defal la kayit nga ñëw mairie boo ñëwee mairie ñu boole la ak équipe bu nekk mairie ak waa PEDIDAS yooyu waa MCA bu njëkk ñu ànd ak yow ci àll bi nga wan leen foofu ñëpp d'accord ne foofu yéen a ko moom ñu bindal la ci ay kayit loolu mooy régularisation foncière bi nga xam ne xëy na 311 parcelles 2017 mën na nekk. waaw loolu nag yamul 2017 sax dañ ko continuer ba récemment rek defaat nañ ko fi. PEDIDAS bi kay toll ngeen si 900 hectares defe naa. 900 hectares je sais même pas. non wala 827 hectares. mën na ko nekk wala sax mu ëpp ko. mën na ko nekk wala mu 827 hectares. mën na ko nekk wala mu ëpp ko wóoratuma ñaata la man. kon ñooñu ñëpp régulariser ngeen leen. régulariser nañ leen donc pour que tey jii Massamba Diop mi dëkk xawma fan war a mën a wax ni fii sama toolu maam la woon wala sama bàyyi ka daan bay fii kenn duma fi fekk. mais nag yooyu bañ ko defee tamit yenn saa yi ñu gis ci ay xëccoo. yu mu jur moom laa doon ko wax. xanaa amul conflit mun leen def loolu te du am conflit. day am conflit mais ñun ni ñuy régler conflit mooy bu ngeen ñëwee na ku nekk indi kayit yi mu am rek ndax kenn ku ci nekk mas nga am kayit na ku nekk indi kayit yi mu am boo indee kayit yi rek ci kayit yi lañ leen di àtte. bu fekkente ni àtte ci kayit yi doyul ñu defaat. commission domaniale ànd ak ay kilifa notable yi ak borom dëkk yi. ñu ñëw ci terrain bi waxtaan ba juboo donc li ëpp ci suñu ay conflit daal ñun dafay mujj ci conciliation xeex du am xuloo du am parce que nit ñi am nañ ci ñun benn kóolute ba nga xam ne dafa lonk ci ñun yoon la ñuy jéem a doxal. amul parparloo damaa mës a ñëw fekk sama mbokk yi dëkk Beqaar c'est dans le Toubé. ñuy xëccoo ak waa Njawsiir aussi c'est un peu dans le Toubé mais bon bokkul ci li ñuy tuddee juróom-ñaari penc yi. parce que Njawsiir ay pël ñoo fa gënoon a nekk di sàmm seeni jur ak juru wolof yi parce que wolof yi dañ daan dénkaane seen ay jur foofu. donc waa Beqaar xëy rek ñoom vraiment bare woon nañu suuf foofu nag ba ci Gàndong Bartaliku jëm Njabeen am nañ fa suuf ba ci Lebar ba ci Kër Martin ñu ne nag ñoom ñii ay sàmm lañu woon rek amuñu suuf. dañ daan màng donc amuñu fenn man leen déet nag léegi suñu ay dëkkaale lañu te léegi màng yooyu amatul. parce que boo demee da nga daan fekk néegu ñax ak néegu xawma la nag ay mbaar. bu tawee ñu toxu beneen yoon ñu toxu feneen fu ëpp ñax. léegi toxootuñu dañoo sax ci dëkk yi donc mënu leen randal. man damaa bëgg comme ay dëkkaale ngeen waxtaan ba juboo dinañ leen arbitrer maanaam ñëw leen ci commune bi ñu waxtaan nañ leen boo ngeen waxtaan. bu njëkk ba man leen may naa leen fukki fan ak juróom
pour ngeen waxtaan ba juboo ñu dem au bout de fukki fan ak juróom juboowuñu ma dellu si waat man ci sama bopp réunir leen ni leen man juboo laa gën a bëgg di trancher seen diggante mais nag bu ma demaatee ba ñëw nag te fekk juboowu leen danaa sàkk pexe nag lii ngeen di xëccoo danaa leen wan ni moomu leen ko parce que du lu ñu du titre foncier du lu ñu immatriculé mu nekk bàyyi donc sama ñoom maam wax dëgg yàlla moomoon nañu suuf waaye immatriculé wu leen dara kon tey ñoo ñëpp ci yem yéen ñi di ko xëccoo yéen ak ñi ngeen koy xëccool yéen ci yem képp bu ma demee dellu si jubóowu leen danaa ko jël man defar ko lotissement ko waaye bu ma ko lotissee dama koy séddoo ak yéen danaa jox njaw siir benn xaaj jox Bekkaar benn xaaj beneen xaaj bi ma jox ko commune bi noonu laa def parce que commune bi da ngay ñëw aussi man depuis Matousalem nga fekk ñi fa demandé ay parcelles bari nañu lool. donc te ñëpp mënoo leen jox mais am na fichier quand même parce que bi ñu ñëwee li ñu fa njëkk def mooy li ñu tuddee système d'information foncière. maanaam pour nga xam ci suuf si ñu dugal ci machine yi ay xereñ yu walla xarala yu bees yi nga xam ne. da ngay mën a wane ne parcelle bii day boo ko jëlee point GPS am na beneen bu war ci kawam walla dara warul ci kawam. bu ko defee carte la rek cartographie bu nga xam ne boo ko defee da ngay am information yi nga bëgg yépp. tey jii fi may wax ak yow nii am na ca Mbolo Birane dans le Podor. benn projet bu fay waxtaan bu nga xam ne dañu ne dañu bëgg waa Gandon ñëw foofu dafa leen exposer. ci seen système d'information foncière boobu parce que dañu gis ni am na solo te dañuy bare daje fu nga xam ne dañ leen di wax dem leen xooli expérience su Gandon bi donc ñoom ñu am foofu réunion tey woo ñu pour ñu defal leen fa exposé. si sa magistère nii amagul ay investisseurs nationaux wala ay étrangers yu ñëw proposer la pour installer wu. am na fa am na te am na ñu ñu jox. jox ngay entreprise mais comme ni ma leen waxee nii ñun boo ñëwee dañ lay wax. zone sàngam am na ay lu fa nekk mais dafa am ay dëkk am na ñu nga xam ne ñoo fa dëkke fa ngeen dem fa waxtaan ak ñoom bu ko defee dañ lay booleeg benn par exemple commission domaniale benn wala agent foncier nga dem boo demee nga dajee communauté bi dinañ woo communauté bi tamit ni leen am na ay investisseurs yu gis seen bëgg dara ci seen gox ñoo ngi leen di yebal ngeen waxtaan ak ñoom ba fu ngeen d'accord. mais yenn saa yi nag gaa ñi dañuy waxtaan ba saaraan ba commencé sax am ay accord yenn saa yi ba ñu jox leen dara bu leen laal yëfu jàmbur parce que jox bi wóoragul. il faut que ñu waxtaan parce que yenn saa yi dëkk yi du ñoom rek dafa am benn dëkk bu nga xam du xam fu limitam yam. muy joxe ba romb limitam wala mu kii bon ñun daal dañu nekk fii conciliation ñu def benn comité nag technique suñu commune bu nga xam ne boo demee waxtaan ba ñëw. ni lii laa bëgg a def dama am projet élevage dama am projet agriculture am projet pisciculture dañ lay yóbbu ci commission boobu nga toog wax lan nga bëgg a def ci yan délai nga ko bëgg a def lan la ci communauté bi di am lan la ci commune bi di am bu ñu ko waxtaanee ba juboo ñu tëgg li ñu tuddee convention convention boobu moo ñuy lié mooy dox suñu diggante ak yow am nañ fi ay benn waay sénégalais la bu amoon sax foofu ñun fekkoon nañu ko mu am suuf côté ngay yooyu ñu délibérer ko 130 hectares. am na ñeneen récemment benn société nationale bu nga xam ne mi ngi tuddoon ndeysaan Elidia ki nekkoon maire Demet je crois. Kaladio te mu gaañu temps yële. moom. am nañu benn supermarché bu nekk Touba am na yeneen investissement yu mu amoon ci réew mi. parce que dafa doon investir kooku waxtaanoon nañu ba jox ko 200 hectares. Mouhamed Gaye bu Exotica te muy bay ci Mengeñ ay xaal ak ay pomme de terre dañ fekkoon mu amoon suuf côté Savagne wala mu loué ay suuf disons côté Savagne côté Jama. Comme dafa investiroon benn espèce su usine entreprise d'emballage ci Sànnaar bu exprimer woon besoin ñu ni comme mi ngi ci suñu commune di liggéey di fi créer ay emploi pourquoi pas duñ ko jox surtout que sénégalais la jeune la donc ñu jox ko
yooyu am na fi ki may wax projet pisciculture kooku naar la par exemple. mais naar ban réew naar sénégalais. enfin c'est un sénégalais origine naar libano syrien mais fii la nekk. maanaam am nañu tamit ay benn entreprise bu nga xam ne benn israélien ak benn sénégalais ñoo ko bokk ñoom itam dañu amoon déjà. ñoom tàmm nañ loolu dañuy ñëw rek daal di jël benn sénégalais fësal ko waaye si gannaaw boo seetlee investisseurs yi bitim réew la ñuy jógee te ñooñu du ngeen ragal sax nu def fii li naan blanchiment d'argent. am na solo xam nga man ku nekk ak liggéeyam rek. non da ngeen war a gëstu kii fi ñëw. non attendez man par exemple ki ma lay wax ni dafa fekk mu nekkoon dans le Lamsar. ñu jox ko fa ay terre bi président Macky Sall di def son congrès d'investiture à Dakar Arena ci exposé yi ñu doon def maanaam kii yi doon daw les films qui passaient y avait des images yu nga xam ne ci ferme ñooñu lañ ko jële bon kooku noonu bu ne dama bëgg extension ci seen zone moi j'avais pas de problème dès lors que dafa doon continuer di def pomme de terre da def ay soble et que soble bu mu doon def sax c'était soble sans semi direct maanaam amul damay parka damay roose bu màggee ma buddi dem jëmbat non semi direct technologie bu bees bu nga xam ne xamuñu ko woon ci zone bi moi je m'intéresse damay yittewoo xam-xam yu bees yooyu yi nga xam ne day yokk koom ci gën a gaaw gën a jag gën a xaw ma lan xam-xam yooyu dugg ci suñu réew nit ñi xam ko maintenant liggéeyu keneen la walla liggéeyu ñeneen la pour xam ñiy dugg ci réew mi parce que man investisseur directement du ñëw fii. dafay am fu muy jaar ñenn ñu bari ci ñi ma wax sànq ay APIX la ñuy jaar. APIX mooy agence bi gën a mag quand même ci Sénégal di lijjanti ay travaux man mas na nekk ci man bi ma nekkee ministre des investissements président génne ko présidence jox ma ko. donc jàpp naa ne yooyu yëpp c'est important waaye la ma ca niru dëgg rek moo doon nga am sa ay matériel indi ko di bay di récolter di exporter bu fekkee loolu la nga ca war a dugal ci réew mi nga dugal ko ci en terme de commerce mais xëy na li ngay wax noonu jar na bàyyi xel parce que loo niit walla nga lëñbat ko rek mën nga koo gis te njort nag dafa baax même ñaaw njort baax na l'essentiel rek mooy bul dugg ci lu nga xam ne du sa liggéey wax lu nga xam ne xamoo ko. tout à fait loolu rek la mais li ci des loo ci set rek war nga ko cee mën a set. moo fàttali mbokk auditeurs yi fii si Pikine FM banlieue la ñu nekk ñu dalal tey madame Khoudia Mbaye di jaraafu Gandon jiite ko tey ñuy wax intercommunalité damay xaw des tuuti si suuf si sa diggante commune bu Ndar waa commune bu Ndar moom foo toll ñoo ngi wax intercommunalité ñun ak Gandon jox nga leen ay parcelles. joxuma leen parcelle lan. ah joxoo leen fu nu extendre Ndar daal di yokkaat tuuti Ndar. déedéet la ma joxe de man. jox nga jox naa leen fenn fu tudd Jugóob. Jugóob mooy li gaañi di wax sànnaat pël. foofu si Gandon la bokkoon. ci Gandon la bokk. ba léegi nii. ah waaw. nga jox leen ñoom ñu def waaw parce que xam nga mooy sunu mbokk goxu mbaaj ak gëndar yi nga xam ne géej gi daf leen yëkkati. man nag damay faral di wax ne maa nga juddoo ca Looda Gendar rue Camille Gueye boo jógee ci monument bi rek mooy première koñ bi ngay traversé nii foofu laa juddoo sama kër maam sama mbokk yi dëkkoon foofu yépp soxna Pa Alaaji Abba yi dëkkoon kër Alaaji Maawa ak ñooñu ñëpp léegi dañ leen toxaloon benn saa bi Gendar mettee xat yóbbu leen goxu mbaaj léegi géej gi sonal leen président Macky Sall ne ma dañu ko wax ne ko sama commune gis nañ fa fu ñu mën a dem. ah bon président bi moo la ko wax. waaw parce que dama toog benn bés rek ñu ne ma waa Banque mondiale ñoo ma woo ni ma dañu ñëwoon Ndar ñëwoon sama commune
ba gis fa benn bërëb bu nga xam ne soxla nañ ko pour reloger ay waa Guet Ndar yi ma leen bon kañ ngeen fa demoon ñu wax ma ku ngeen àndal ñun ma commune Saint-Louis ak gouverneur ma leen kon dem leen commune Saint-Louis ak gouverneur jox leen ñun ma noonu foofu nee nañu sa commune la nekk ma ne waaw sama commune la nekk bi ngeen fay dem woowu leen ma yëguma ko man su leen neexee ngeen ni tukki naa wala seet ngeen ma gis leen ma may man foofu am naa fa administration commune ba yaa am na ay nit ñu koy doxal am naa fa ñaari adjoint ak toutes les équipes commission domaniale ak yëpp ku ngeen woon mu gunge leen ñu ne non ñoom daal dem nañ fa gis nañ foofu man leen waa léegi nag da ngeen di dem ngeen jël. madame le maire yow ñoom ñu ñëw kii la rek nga daal di leen jox. déet man leen dem leen ngeen jël. ñu jël xam nga mënuñu jël te. sans rien en contrepartie mënuñu jël te amuñu kayit. si ñëw leen dara. waaw moo tax nag ma wax leen nañ dem jël ndegam mën nañ jox seen bopp mën nañ dem gis jël nañ dem jël. ñu ne ma non il faut que nga defal ñu affectation man leen déedéet fi ngeen jaaroon ba dem fa ba décider ni foofu la da ngeen fay jaaraat ngeen jox seen bopp. ndaw si nag Louise Comte xaw ma tubaab la woon xaw ma lan la mais en tout cas dem na ba ci président wax ko président woo ma dama tukki woon nag sax wax ma ni ma dafa am projet waa ak yooyu daal ni ma gis nañu nag fenn fu nga xam ne ci sa commune la nekk ma ne ko waaw mun ma dama bëggoon nga dimbali ñu parce que le problème de Guet Ndar c'est quand même sérieux wax ma ne ko loolu man d'accord naa ci li tax ma d'accord ni c'est un problème sérieux mooy man loolu mooy sama métier géographe aménageur. temps yi ma nekkee conseil régional fii def naa fa 2 mandats man temps yi ma fa nekkee sax commission changement climatique man maa ko yoroon. donc li ñuy jànkonteel xam naa ko waaye li mënul nekk mooy loolu am ñu dem sama commune di fa wër ba di fa gis bërëb bu nga xam ne nee nañu foofu lañ ko bëgg. di ma ko soog a wax. jaaruñu ci bunt bi man maay bunt bi commune Gandon ku bëgg dara Gandon da ngay wax ak man. xanaa da nga gàntal boobu. non gàntalu ma mais. wala da nga rafetal mubbu affaire bi. bi ma ko waxee loolu daal moom. joxe nga waaye neexu la daal. xam na bu baax non balaa may joxe sax balaa may joxe man ko président nag man gëm naa ne loolu mën na nekk mais du sax doon affectation bi ñuy wax ñoom. man ko du nekk affectation de changement de destination lay nekk parce que man tamit urbaniste la avant loolu di xew ministre de l'urbanisme laa woon ba jóge fa man ko changement de destination lay nekk parce que foofu lotissement la woon lotissement jugóob ba nga xam ne loolu dañ ko defoon équipement stade la waroon doon pour commune bi pour la région pour le département toute la région. Ouais, c'était un stade régional qu'on voulait mettre. D'accord. loolu du woon sax sama magistère fi laa ko fekk communauté rurale bi woon ñoom ñoo defoon boobu lotissement man ko kon tey jii bu ñu ko bëggee du nekk affectation parce que loolu affecté woon nañ ko ba mu nekk dans un lotissement ba nekk équipement sportif. mais bu boobaa dañuy changer destination bi comme habitat lañ ko bëgg def léegi. man ko mais nag man dama am yeneen problème parce que foofu sorewul Maka Toubé nekk dëkk bu nga xam ne dafay xat dafay màgg te amul fu mu màgg benn saa communauté rurale bi dañ leen doon defal lotissement ba ñu ne cëpp lotissement bi ñu ne déet gouvernement daf fiy def ZAC zone d'aménagement concerté ngaleel Maka Toubé donc ñu randal population Maka Toubé yi ni woon dinañ leen jox benn partie ci ZAC bi ñu dem ba ñu fixé valeur ZAC bi 4000 francs le mètre carré wàññi les parcelles de 300 def ko ay parcelles de 200 donc mënatuñ leen ko jox mun ma kat moo leen koy laaj man ko l'État en l'occurrence Khoudia Mbaye et Abdoulaye Daouda Diallo qui ont signé un arrêté pour fixer le prix du mètre carré dans les ZAC à travers le pays donc loolu la mun ma noonu nañ leen ko jox noonu man ko président xam nga loolu yow yaa ko sañ waaye kon da nga koy wax gars yi ñu def ko ñu waxtaan daal ba juboo mu ni ma dina defal dara waa Maka Toubé yi c'est clair mais pour le moment lale waa Banque mondiale dañuy indi seen financement dañoo xaw a yàkkamti te loolu c'est des impactés naa ci jàpp man ni ko président réew mi yow la ko yàlla teg ci sa loxo bu la neexoon da ngay xëy rek ne ma pour cause d'utilité publique je prends man ko kon war ma ji nga ma jox danaa la ko delloo
foofu na nga ko jël te bul fàttale population de Maka Toubé mun ma je donne les instructions effectivement ma jox ko foofu mu reloger fa waaye immédiatement itam mu joxe ay instructions waa ministère de l'urbanisme pour que ñu ñëw fii gouvernance waxante ak commune Gandon pour que le quart de la ZAC les 25 hectares yi nga xam ne mosoon nañu wax ne dañ koy jox waa Maka Toubé ñu jox leen ko tey ji jox na leen ko ba aménager nañ ko ba notification yi la ñuy xaar am na yu commencé génn mi ngi ci table directeur de l'urbanisme donc loolu mooy li nga xam ne joxe nañ ko ci jugóob Sànnaar Pël pour le relogement des sinistrés de la langue de Barbarie. comme kay c'est effectif kay léegi affectation la c'est fini que ñoom dañ koy jël foofu. fan foofu jël nañ ko. c'est pas un problème là foofu jël nañ ko. mi ngi ci Gandon mais quand même ñooñu ñoo koy Gandon maintenant nag li ma mës a wax te mu leer mooy. ñooñu foofu la ñuy dëkk. fa la ñu dëkk c'est des administrés de Gandon c'est la commune de Gandon désormais. moom mooy gérer tout à fait désormais. maintenant loolu moo am ci diggante bi. leneen la ca des mooy boo jëlee lu mel ni mbalit mi génne Ndar. maa ngi ñëw foofu. mi ngi dugg ci commune Gandon. ci benn espace bi nga xam ne ba tey communauté rurale ba woon moo ko délibéré woon une 30aine d'hectares jox ko waa Ndar pour ñu mën di fa sotti seen mbalit. mooy centre d'enfouissement. ci condition yaa ko tudd centre d'enfouissement technique. foofu nag amul daray centre d'enfouissement technique. nan ma fa nekk mbalit rek décharge sauvage maanaam ñëw rek sànni sa mbalit fu la neex loolu itam ci cadre intercommunalité boobu ngay wax parce que man damaa jàpp ne communes yi nekk ci Sénégal yëpp en tout cas ñi nga xam ne ñoo dend par exemple ñun ñu bokk département de Saint-Louis. li ñu yàlla boole dafa bari mooy li wolof yi naan ñoo bokk suuf si ak ndox mi. donc lu ci nekk rek war nañ ko mën a waxtaane ndax damay am lu sama moroom amul sama moroom am lu ma amul. donc bu ñu waxtaanee war nañoo mën a jubóo bokk liggéey Université Saint-Louis par exemple xam nga Université Saint-Louis sax la ñuy wax. Sànnaar la nekk xale yi ñoom ñooy tudde seen bopp Sànnaar waa. Sànnaar 1 Sànnaar 2 xaw ma lan étudiants yi ñoom loolu la ñuy wax. mais dama bëgg a wax ne bu ñu nee Université Saint-Louis c'est pas important que mu nekk ci territoire Saint-Louis wala mu nekk ci territoire Gandon parce que liñ ci soxal rek mooy li tubaab di wax dynamique territoriale. maanaam bu université bi nekkee fii tamit day rayonner fu bare. rayonnement université romb na suñu région. tout à fait lu dëgg tey jii maa ngi dégg ci suba benn professeur bu mathématique ak technologie de l'information en tout cas informatique. muy wax doon fi recevoir benn colloque bu nga xam ne ay université yu bare yu Afrique ñoo ko bokk et même au-delà donc rayonnement boobu kenn mënu ko capturer ci ay frontières. pour man frontière amul sens ni nga xamee ne noonu la frontière bi nekk diggante Guinée ak ñun wala Mauritanie ak ñun ñàkkee sens. noonu la frontière diggante Ndar ak Gandon ñàkkee sens. mais dafa la gêné dafa mel ne la gêné mais université de Gandon nga doon wax rek mu jeex. ça me dérange même pas moi. madame la maire commune de Gandon la nekk. oui mais c'est pas grave. c'est l'université de Saint-Louis. xaw nga frustré wu nag. non même pas xam nga lan moo may nar a frustré. ñu bëgg randal frontière Gandon ba mu jàll ca gannaaw université pour uniquement ëmb. université ci Ndar. ça c'est un non-sens. wax naa la ne man aménageur la. dafa mel ne démarche boobu la nekk ñoom. je ne sais pas xaw ma ndax ci lañ. non ni nga waxee dafa mel ne ñaw nga njort. dañ koy faral di wax yenn saa yi dama koy dégg man nag du may sax bëgg di wax ci ay njort yooyu. mais quand même comme aménageur la te it magum démb la mag mu fi xaw a yàgg la. fekke woon bi sama ñoom papa di bañ. ñu dugal Sànnaar ci Ndar. mooy bi ñu dugal Ngalel ak Dakar Bango en 1967 je crois j'étais élève. yooyu laay bañ rek mu xewaat parce que li ma jàpp ni moom la président Macky Sall def te mu am importance tudde ko acte 3 mooy li ñu doon wax fii au début. mooy que nañu fexe ba tasaaroo bañ a am.
nañu fexe ba li tasaaroo woon ñu delloo si waat ko xam nga boo demee ci logique acte 3 bi ba ci fin bi da ngay gis ni ay pôle la ñuy wax ay pôle territoire la ñu war a taxawal maanaam lu tasoon rek ñu fexe ko defaat benn moo gën ñuy gën a tasaare loolu pour man du doon doole mais madame la maire da ngay faut nga d'accord aussi ni bu ñu woon université de Gandon tey retombées yi dina gën a dëgër ndax colloque yooyu ak conférence yooyu ak universitaire yooyu di ñëw bu ñu ñëwee am hôtel yu ñu dal Gandon mais boobu retombées yi foofu lay gën a baax. xam nga man sama yéene du rey Ndar. dëgg la wala dëgg. non sama yéene du rey Ndar ndax gis nga man bu hôtel yooyu bu ñu demee ca jàmm rek la xaw ma fale ci Langue de Barbarie ci kaw. dañu daal di daanu sama commune. je sais. oui je sais. ndax ay côté Fass Dieye yi ma xamul c'est sama kër la. donc du ranch de Bango sama kër la c'est à Gandon donc. c'est pas un problème yow sa suuf yaatu na. waaw macha allah suufu Gandon yaatu na. waaye dafa mel ne si wàllu koom-koom lu bare jotoo ko. dëgg la loolu moom am nga. Ndar dafa la tànc foofu ndax turam bu rëy bi Saint-Louis. xam nga mais loolu maa ngi ciy liggéey man ak waa service fiscaux yi Ndar. ñu ngi ciy liggéey. parce que dafa am ñu nga xam ne du sax dañuy yéene yàq mais dañuy xamul te xam nga ignorance moom c'est la pire des choses ñàkk xam mooy tax nga am sa hôtel ci commune Gandon xamoo ni Gandon nga nekk wala nga am fa sa atelier xamoo ni Gandon nga nekk bëgg fay li ngay fay dem di ko faye ji Ndar heureusement que boo demee trésor tamit yenn saa yi boo fayee ñoom ñooy corriger nga ne Ndar ngay fay ñu yow fi nga nekk kat bokkul Ndar Gandon la bokk bon yenn saa yi ñu def ko yenn saa yi duñ ko def mais ci loolu laay liggéey ak sama gaañ yi defe naa ni loolu sax priorité la ci bis bu ñu gañee commune bi. ñu ngi koy wutaat nii. bis bu ñu ko gañee loolu priorité lay doon vérité fiscale bi ak amélioration recouvrement yi. ak formation au recouvrement yi nga xam ne war nañ ko defal conseil municipal bi yooyu dafa am solo. ñoo ngi ko commencé woon ak. suñu partenariat ak Sicoval maanaam suñu mbokki coopération yooyu nga xam ne Toulouse lañu jóge commencé woon nañu yooyu ak ñoom man ci sama bopp waxtaanoon naa ak service trésor yi ak yëpp ba ñu planifier ay formation malheureusement Covid bi ñëwoon ba tax liggéey boobu yëpp xawoon na sooxe mais c'est loolu maanaam priorité la yitte woon nañ ko lool ci bu ñu demee ci deuxième mandat incha allah. waaw léegi dañuy gën a waaxu dañuy gën a. on va essayer dañuy baral tuuti. ndax temps bi xoj nañu. daanu dellu si waat léegi si bu ñuy jeexal sax daanu wax si sa candidature. lu am solo nga doon wax léegi te dama siy des tuuti infrastructure yi tey si Gandon Gandon ana garage am Gandon ana marché bu mag Gandon ana poste de santé bu mag yu bare Gandon soxla na ko tey. fu ngeen si toll xam nga. ba léegi dafa mel ne gros virage la nuy bu nu rombee foofu dafay mel ne gros virage la nu même hôtel de ville bi nga nekk ni en tant que maire. war na soppi xar kanam. soppi na xar kanam ne maanaam xanaa da nga ko seetluwul rek. waaye na gën a yéeg dafa war a gën a yéeg bon. foofu lay gën a yéegee wala feneen lañ koy def ñoo ngi ciy xalaat. dina gën a yéeg parce que jotoon nañ ci def ay mbir mais bañ ko fay def nag man dama ni woon. affaire bi du toj fii yokk fii benn douche def fii benn kii non waruñu nekk ci loolu ndax bañ ko fi def communauté rurale la woon wax naa la. tout à fait bon communauté rurale boobu maanaam président bi amoon na ñaari vice président mais doo sax ñëw ñu ne la fii moo doon bureau deuxième vice président amul woon. waaw man bi ma ñëwee. mu amoon benn salle bu ñu tuddee woon salle informatique mu nekk côté yooyu ba ma fa eggee dama fekk rek ñu entassé fa ay table ak yooyu ma dindi table yi créé fa bureau pour man. bureau bi maire ba nekkoon sama premier adjoint nekk fa ñu defar benn bureau bu nga xam ne fa la seen premier vice président nekkoon mu ñu jox ko suñu deuxième adjoint mais bu ñu demee ci mandat bii nii ñuy dugg si bii jeex nii ñuy dugg ci beneen bu bees bi ñetti adjoint lañ nar a am incha allah. bu fekkee ñetti adjoint lañ nar a am déjà troisième adjoint bi amalaguñ ko. xanaa nga am marché bu bees. marché bu bees déjà marché bi ma am opération maanaam jagal ko doxal ko mooy sama problème parce que am naa marché à Gandon marché bi nag li ñuy wax rek ci li fi nekkoon spéculation foncière dem nañ ba ñu def ko ay parcelles ba mu lekk ko tuuti. ñun bi ñu ñëwee jëm nañu négocier ak ñi dox digganteem ak tali bi pour ñu jóg. waaye ñu bari dañu nanguwul am naa benn mbokk rek bu nga xam ne moom nangu woon na jox ñu
ci parcelle am tuuti lu nga xam ne yokk nañ ko ci yoon bi rek pour accéder fa. Donc defal nañ ko yoon def nañ fa ay lampe def nañ fa investissement yu bees ba ni woon sax dañ koy génnee ci marché quotidien def ko marché hebdomadaire mais ba léegi doxul ñu amoon nag projet def fa ay système de cantine bu nga xam ne day jóge ci mbedd moom mu jëm foofu tegu ci booru national bi lëkkalikoo ak bërëbu xorom boobu nga xam ne fa la jigéen ñi di defe seen xorom te ñu defal leen fa benn espèce entreprise bu ndaw pour conditionner xorom bi yóode ko nangam donc def nañ fa quelques investissements pour mu mën a nekk luy niroog marché bu baax mais leneen bi may ñëw di campagne si dama ne woon man damay battre campagne ci désenclavement infrastructure désenclavement boobu c'était yokk leer yokk électricité yokk ndox mais def ay yoon ci la ñu defee woon yoon boobu di jógee Gandon génn ji Ngaleen jaar Makatube actuellement nii boobu tëlee rek nga defagum ah boobu tëlee rek nga defagum boobu rek laa defagum déedéet defaraatoon nañu bi jógee ci xorom si foofu njëgër justement dem Njaxeer donc traversé ngay defar nañu bi jóge woon raw jëm Mérina Sall benn village religieux bu nekk ci biir yéene woon defar foofu moom ziar yi moo tax nga defar non pas spécialement xam nga man waaw ñëwal xam nga sëriñ bi danga maa tooñ rek waaye man ku ñuy ziar xam nga ziar du la jaaxal waaye xam nga sànnaar nag wax dëgg yàlla sànnaar ziar yu bare fay am ku ñuy ziar du la jaaxal mais dama xam ne rek loolu sama wareef la woon pas seulement pour Mérina Sall mais pour dëkk yi nekk foofu te am solo lu mel ni Touba Guène wala Yaman Sogg ñooñu dañoo war a am yoon ñu nekk ca di ca liggéey nii bon liggéey ba baaxul woon ba waa FERA ñoom seetlul ko seen bopp ba yónni fi mission évaluation ba nar ko defaraat ñu ne woon kon raw Njalaxaar aussi dafa war a nekk parce que zone boobu lañ fay bay dafa bari te am solo dañ ko war a génnee te yooyu lu mel ni PUDC dafa ne woon daf ciy liggéey ñu am fii ci gouvernance bi réunion yu bare yu nga xam ne pour defar piste boobu la woon mu të ba ministère de l'agriculture ñoom itam yónnee woon fi ne dañ koy def mu të ba finalement ñu ne sunu suuyu ndaw yi nu am nanu ca jël li nu programmé woon ren dem commencé fa piste du matale piste bi nu bëgg def waaye au moins bu nu commencé ci raw jaar Punjum jëm Njalaxaar li nu am bu fa yemee ren tamit déwén ñu voté waat incha allah dinañu am réunion peut-être vers la fin du mois pour voter le budget 2022 bu boobaa la fa nekk ñuy jokkaat ko ci mu dem sunu yéene mooy mu fëlli ji romb bu Mengeñ romb ci la dem fëlli ci national bi jëm Waalo donc comme ça mu nekkaat beneen yoon bu nga xam ne dana gàttal coono yi pour usagers yi. ñaari questions yi dama la koy boole nga tontu si en 1 minute avant ma lay laaj tuuti si politique ndax xam nga situation bi nu nekk actuellement ñoo ngi si pré-campagne ñaari ma lay laaj moom mooy benn bi est-ce que jotul tey ministère de la defe naa décentralisation xam nga lan territorial nga wax bi Oumar Gueye jiite en tout cas jotul ngeen toog yéen ak commune bu Ndar ngeen waxtaan si loo xam ne dafa jaaxal ñu bari si dëkk bi muy dëkk bu mel na Bopp Coor île Bopp Coor bokk si yéen te nekk côté bi nii beneen bi ma lay laaj mooy dafa mel ne ay Pakassène ak Promoville jaarul Gandon. jaaragu fa. waaw ku ko téye. xam nga Pakassène. am na ku ko téye Promoville dañ ni pour ville yi la. yow nag ville yu mag yi yow doo commune. kay waaye xam nga ne commune bi ma doon ak commune bi Ndar doon wala bi. kon léegi commune villageoise dafa am. non man nangu naa ne amul moo tax bu ñuy wax commune rurale sax sama xol day jeex man d'accord ma ci loolu. communalisation universelle la ñu wax nee naa leen c'est des communes d'égale dignité looloo tax sax du ma comprendre naka la benn commune di wane moroomam mënul nekk donc dañuy liggéey mais li ma wax mooy Bopp Coor ak Fass Dieye. doon wax léegi ci Fass Dieye ak Salsal. yooyu nga xam ne Gandon lañ bokk. mais pour man dama mas a wax ni am naa d'accord naa ci ñu toog ko waxtaane parce que ca la ñu mën a tudde incohérence territoriale wala xaw ma lan mën nañ ko ca boole donc mën nañ ci waxtaan ba jubu la ma dul maye kay mooy ñu ne nañu wan Gandon wan Sànnaar wan xaw ma lan loolu na dugg Ndar loolu moom
du ma ko nangu. non moom ñoom buñ ko delloo ndar xëy na daan la jox leneen. dafa mel ne ndar moom dafay wujjanteeg yow wala da ngay wujjanteeg ndar. non man du ma wujjanteeg man kenn matuma wujj macha allah bañ naa ko ba man kenn laa sama kër. yaa ngi ak sa 42 200 matuma wujj. yow am nga territoire boo xam ne comme loolu man la ko yàlla jagleel. waaw ku ci bëgg ñëwal nu waxtaan ku ci bëgg rek nan toog ñu wax lii laa bëgg la preuve bi ma président waxee lu ma mën a dégg. dañ koo waxtaane loolu rek moo mën a nekk. waaye jongante yi ñu jëm am nga wujju. jongante yi ñu jëm wujju am na. lan am na yaa ngi naan kenn matuma wujju waaw mais jongante yi wujju dina am. waaw wujju du am kenn matuma wujju. déet Gandon commune de Gandon amul wujj yow rek yaa fa nekk. maa fa nekk ak ñeneen ñi ko bëgg ñeneen ñi ma bëgg yëkkati toog fa loolu sax dama koy nangu xam nga loolu mooy démocratie nag loolu mooy démocratie. dafa am kenn ku nekkoon ci seen camp ku tudd Amadou Alpha Diop taxawoon. nekkul woon sunu camp. beneen camp bi la nekkoon. nu mu nekkee woon sunu camp. beneen camp la bokk. kooku papa moo nekkoon PCR. papa moo nekkoon président communauté rurale. en 2014. donc ci mandat boobu jógee 2009 ba 2014 5 ans yooyu moo nekkoon 3e mandat amoon na nag benn mandat PDS bu ko intercalé woon 2002 2009 mandat Assane Diary Gaye. d'accord donc paa bi dafa def 2 mandats Assane Diary Gaye ñëw dugg fi benn mandat paa bi dellu si waat 2009 ak sama soutien nag parce que chaque fois c'était Assane Gaye c'était la coalition Soppi foofu laa nekkoon man en tant que LD et en 2009 c'est le Benno Siggil Sénégal qui avait gagné. Et donc paa bi pour le compte du Benno mu am nu mu fa demee woon dafay gudd pour ma ciy wax te jaru ko. tout à fait résultat bi daal moo doon effectivement paa bi ñëw na nekk fa 2009 2014. 2014 loi bu bees bi ñëw man nag mosuma woon di mën a nekk ci conseil municipal conseil rural u Gandon parce que dama fa am frère ñu bokk benn baay. d'accord te loi bi ni mu tëddee woon mooy parent premier degré du ñu bokk. tout à fait conseil daf lay génnee moom ma mag daf ma doon génne. donc j'étais conseiller régional wax naa la ko léegi. mais bi ñu demee ba 2014 nag ba ñu ne bennoo am na parce que bennoo bi 2012 la juddu bi ñu waree fal président Macky Sall. tout à fait bennoo bokk yaakaar. ñu ni donc bennoo bokk yaakaar mooy ñëw bëgg ci les communes nekkuma fi mais mu am ay nit waa LDI ak waa AFP principalement proposé ma pour ma nekk candidat j'étais en Colombie. ma ne leen dem leen ngeen dajale bennoo bi ngeen waleen ngeen waxtaan waleen góor gi il était du PS. waleen ko ñu waxtaan gaañi ma fa ma toll ñu may woon naan ma paa bi woo nañ ko ñëwul bi ma ñëwee man leen man nag il faut que ma gis paa bi ñu ne ma paa bi commencé na defar listam soxlawul nga koy gis ma leen ah non yéen woo ngeen ko wuy si wu leen xëy na am na lu tax mais man dama fay dem. ma koy wër paa bi di ma wër loo. benn moment ma énervé quand même je me suis dit mais c'est quoi finalement moi je cherche le vieux là pour qu'on aille ensemble. buggul naa dem. nga mujj dem Salis. après nañu ni ma woy paa bi nee na yow amoo dara LD amuñu fi dara. waaw dugal leen ci suñu liste mooy ñu ñëw xatal ko te duñ ñu indil dara. ñu dem déposer seen liste xale bi mi ngi woon ak moom parti socialiste. contre le reste du Benno. Et on avait donc une liste de Benno sans le parti socialiste. Une liste du parti socialiste. Une liste du PDS allié avec Rewmi. Une liste de Bokk Gis Gis. Et une liste de Kissel. 5. La liste de Benno gagne. C'est moi qui en étais la tête de liste majoritaire. Jour bi ñuy fal le 15 juillet 2014 bi ñuy fal maire. kan moo bëgg a nekk maire Khoudia Mbaye yëkkati na loxoom. benn adversaire opposition les 4 autres listes kenn yëkkatiwul loxoom. mais sama tête de liste proportionnelle nag yëkkati na loxoom APR la. benn responsable des cadres de l'APR yëkkati na loxoom mooy Arouna Diakhaté wala. Arouna Diakhaté d'abord ensuite Oumar Dia les 2. d'accord yëkkati nañ seen loxo. ak en face de moi. yàlla dogal na
L'un a eu 10 voix, l'autre a eu 3 et j'ai eu 43. J'ai été élu maire. Donc xale bii nga may wax te mu àndoon ak papaam 2014 il n'était pas avec moi, il était en face de moi. dëgg la wala du dëgg. dëgg la wala du dëgg. dafa delloo buum ba si boy ba. il était en face de moi. ku ko ngem nga donc yaakaar man xaw ma ku ko mën a ngem rek xam naa ni comme du bennoo ndax Macky Sall moom nee na candidat am mooy Khoudia Mbaye Benno Bokk Yaakaar. nii ren. ah waaw ren xam nga man damaa ñëw fii sama ñi ma àndaloon ñëpp ni ma yow la ñu wóoluwaat kaay nga jiite ñu. mais yow yaa ngi si département bi. ban département balaa ngay tudd président Macky Sall kay ki jiite département bi. benn kan moo bokk jiite département bi. ah département bi du maire Ndar moo ko jiite wala. ah xam ma dama laa laaj rek. non man xaw ma de man jàpp naa ni mooy coordonnateur APR peut-être coordonnateur Benno aussi je ne sais pas peut-être mosuma toog ci benn jataay daal ñu naan dañuy tànn coordonnateur Benno donc xëy na président def na ko coordonnateur Benno waaye ku nekk coordonnateur madame la maire si département Saint-Louis kay am na ku ko jiite nag si benn Bokk Yaakaar bul moo xam ni xamoo ko. waaye xam nga ko xaw ma ci lu ma leer ndax man kenn masul ñëw ni ma lii moo xew. kon yow président de la république moo la samp gàndoom. président de la république daal ren nee na candidat Benno xam nga moom loolu dégg ngeen ko sax avant quand même xanaa da ngeen bëgg rek spécifier wala sonnal nit ñi moo tax ngeen di wax waaye xam ngeen ne ku ne dégg nañu ne président nee na fépp fu nga xam ne maire Benno wala président conseil départemental Benno moo fa nekkoon. si kaw la ko wax rek nañ ko fa bàyyi. waaye si suuf du loolu de da ko wax ni si kaw rek. ah daf ko wax ci waaye man ñëpp xam na ni si suuf leneen moo am. xëy na man li ma dégg daal mooy que moom loolu la wax man maa nekkoon maire je l'étais au titre de Benno ñoo ma defoon maire bi ñu toogee ba affaire bi war a dellu si ñi ma àndaloon ci Benno bi di liggéey yëpp à Gandon nee nañ ma yow la ñuy tabaat. ma ne waaw ma ne leen nanguwul naa leen ko il faut que ma wax ak ñëpp nag ma jóge Dakar ñëw uniquement pour wax ak ñëpp te tàggoo itam nag wax ne maa nga jëm Ndar de damay dem bu ma demee damay dajale waa Benno bi pour ñu waxtaan pour naka la ñuy demee ci élection locale bii ñëpp wuyu si ma nag ñëpp. man Khoudia Mbaye dama la koy laaj bi ma ñëpp wuyu see. waaw ñu ne man la ñuy joxaat. ma ne alhamdulilah loolu kay wax léegi nañu déglu Macky Sall président comme moom mooy tabb in fine bi président waree tabb wax ne Khoudia Mbaye la ñuy tabb Gandon pour le Benno Bokk Yaakaar xam naa sax xëy na pour firndeel li nga doon wax léegi kooku ñu tudde coordonnateur moom moo ma indil këyit bi président joxe pour ñu tabb donc xëy na loolu firndeel na ni effectivement mooy coordonnateur parce que moo ma jox donc man li nga xam ne moo ma soxal rek mooy tey jii maire Gandon bi nga xam ne moom la yàlla dogal ñu war ko falaat Benno Bokk Yaakaar nee nañu président Macky Sall nee na Khoudia Mbaye la tudd bu bés baa bulletin bi yore bopp fas bi sama mbokku përi naan ka xoore puccoo boobu ci la ñuy voté maintenant keneen ku am beneen liste tamit ñëwal. waaw léegi man dama lay laaj man ñeme woo ko tudd wala bëggoo ko tudd sax laa war a wax man ñeme naa ko tudd sa diggante ak Mansour Faye lu fa xew. jàmm. déedéet. ah kay. déedéet. xuloowuñu de. ah yow léegi coordinateur nga wax yow. tuddoo ko sax nangoo ko sax tudd. xuloowuñu. madame la maire. xuloowuñu. xuloo ngeen. déedéet da ngeen bokkul jëmukaay. wala dafa am cheval de Troie moom bu nekk ci suuf bu mu bëggoon placer te mujjul nekk. xam nga man daal xam naa ne am naa juróom-ñaari candidat contre man ci sama commune. tey jii nii. am naa fa candidat wu nu mu tuddati Diop si ma ca Tiwaawan. am na fi candidat bu tudd Alpha Diop. dégg nga Diop si am na candidat bu tudd Alpha Diop. Yewwi Askan Wi am nañ candidat mu tudd Ousseynou Niang. waa Kër Maritaw. am nañ candidat mu tudd Oumar Dia. am na benn candidat AJ PADS man xaw moon sax ni AJ am na sama commune. mais am na benn candidat bu tudd AJ bu bokk AJ ñu ka Ibrahima Sy defe naa am na candidat bu tudd Doudou Diagne ñu ni mooy candidat parti Oumar Sarr bi PLD am na keneen tamit ku tudd naka waaw ku tudd Badara Seck ñu ni mooy candidat Wallu am naa ay candidat di juróom-ñaar si commune juróom-ñaari waaye day gën a neex yaa ngi sourire rek day gën a neex rek non defal nag yaa ngi sourire dafa mel na yow juróom-ñaari candidat yooyu da nga leen xeeb non du ma xeeb kenn xeeb candidat kenn ëpp naa def moom yow yaa njortoo ni comme nga yow sax doo njort. xeeb candidat ëpp naa def. yaakaaroo ni biir APR amuñu candidat actuellement si juróom-ñaar yooyu
wala bokk ki nga xam ne mooy candidat Diop Sy moom mooy taxaw ni wax ni mooy candidat APR di wax sax ni kooku nga tuddee coordonnateur moo ko jàppale que président dafa kii rek dafa xamul nu may def rek moo tax mu investir ma loolu yëpp xew na fi di waaye bon xam nga. du ma dox ci sa digganteeg Mansour Faye neexul du ma dox ci yooyu. sa digganteeg Mansour Faye neexul. neex na de sama rakk la. lan ngay tàggoog auditeur yi. yow sa yëf yi gaaw na jeex di xanaa di tàggoog ñoom rek di leen wax ni neex na ba de gàtt rek ko yàq que kontaanoon naa pour waxtaan ak ñoom di wax ni waa Gandon nañu pare rek ca nawoon fa woon ñu delloo buum ca mbooy mbooy ga bu ñu dellu see mu gën fee neex. LD. LD allié si biir Benno Bokk Yaakaar. LD allié sûr du président Macky Sall allié loyal moom xam na ko ci biir Benno Bokk Yaakaaru Gandon bi ñu taxaw fa taxawaay bu nga xam ne man nag jigéen laa jaboot laa ñëpp laa jaboote dama leen doon wax bi ma gañee 2014 ne leen comme ñun ñoo bokk li ñu bëgg ma woote sax forum ni leen ñi amoon liste ñëpp nañu ñëw ñu waxtaan parce que gëm naa ne liste bu nekk rek njëriñu Gandon moo ko taxoon jóg bu nu ñëwee toog waxtaan dinañ juboo ñu toog waxtaan dégager suñu plan man leen léegi nag ku ñëw fii rek na simmi bu partisan ca buntu mairie ba ñu teg ko fa liggéeyal suñu commune bu nu paree kenn ku nekk génn duggaat ci mbooy gi ñu wuti ay nit yaatal suñu bennoo. jërëjëf madame Aïda Mbaye madame Khoudia Mbaye. Khoudia Mbaye di Khoudia Mbaye maa ngi jégalu si lapsus bi di maire Gandon xanaa dañ lay jox dig daje rek si campagne bi incha allah nga dellu si waat fii si plateau bi. ñu xool dina ma neex lool jërëjëf madame Khoudia Mbaye di jaajëfal Sissoko ak Abdoulaye di nekkoon si xarale bi di jaajëfal doyen Guissé bi nga xam ne moo doon coordonné émission bi ñu dox leen dig daje si yeneen fan incha allah bu neexee yàlla. Merci beaucoup.